votre horoscope du jour. À présent, votre horoscope du jour. Horoscope du jour. Seydina doxalal. jaajëf Laari maa ngi doxal comme ni ñu koy faral di defee saa su ne tey nag yemboog àllarba ñaar fukk ak juróom-benn ci weeru juin ci atu ñaari junni fukk ak juróom-ñeent donc ñuy ñëw ci horoscope bi rek ci niñ ko pàccale ci fukki signes ak ñaar yi di ko dooree ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bélier yi nag xam ngeen ñoom ñoo juddu diggante ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars jàpp ñaar fukki fan ci weeru avril nee na àll tey ci lépp lu jëm ci wàllu mbiru sëy mbiru mbëggeel ak mbiru fi ngeen nekk baax na pour ngeen débloquer yenn malentendu yi maanaam réeroo yi nga xam ne amoon na ci seen diggante léegi nag ci biir loolu yenn jafe-jafe yu ndawaat yi nga xam ne daf si am dina nekk loo xam ne dina gaaw a réglé wu ba tax na ci biir loolu sax bu ñu demee ba ci seen wàllu wér-gu-yaram dañuy nekk nit ñi nga xam ne mayte dañuy soxla maanaam ay xeetu câlin maanaam barrage jama ak barrage malantali maanaam ñaari barrage yi di laalante waaw loolu dafa nekk li nga xam ne nee na dafa baax ci moral ba dafa leen di permettre ngeen gën a mën a nekk ci jàmm sentir seen bopp mu ne ci wàllu liggéey it da ngeen di nekk nit ñi nga xam ne na ngeen am prudence maanaam na ngeen dal ànd ak tey di xool faux pas bu ndaw boo leen def rek mun na leen yàqal lu bëri ci wàllu liggéey ñu dem ci nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yi xam ngeen ñoom ñoo juddu ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars jàpp ñaar fukki fan ci weeru mai mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne bu ñu demee ci seen wàllu vie professionnelle maanaam xeetum liggéey am na amitié relation yi am entre collègues maanaam aal nekk xaritu mayte nekk xaritu laari loolu nekk na li nga xam ne nag nee na c'est fructueux maanaam dafay gën a tax mbir yi di gën a avancer ci wàllu professionnel donc loolu bu ay nit nekkee amul naafiq amul dara loolu dafay nekk loo xam ne doxalin bu baax lay doon ci biir loolu it mu ne ci wàllu santé bi ñoom dañ nekk ñi nga xam ne baisse de graisse xam nga graisse baaxul ci nit mukk doomu aadama nag nee na yéen taureaux yi na ngeen xool graisse boobu ngeen jëm ko wàcce parce que dafay nekk loo xam ne na leen sonal ci wàllu wér-gi-yaram ci wàllu vie sentimentale taxawaayu bëggeel nee na dina am ay problème yu ndawaan yoo xam ne dinañ ñëw perturber seen vie couple donc kon na ngeen ci def attention baax waxtaan communication dialogue dafa baax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy célibataires yi xam nga aussi boo fekkee amoo borom kër wala amoo jëkkër tënkuwuloo di mbalal ci ay déception ngay dëkk na ñàkk tënku baaxul nit da nga war a tënku àdduna nit da nga war a tënku parce que kenn xamul gis nga xamoon ñàkk tënku même boo génnee àdduna sax balaa ñu lay suul dañ lay tënk wala yow loo xam ci sutura lañ koy def kenn du xam ki la tënk kenn du xam ki la tënk waaye dinañ la tënk rek waaye kenn du ko xam waaye tënk am na donc kon ñi nga xam ne amuñu borom kër wala ñu amuñu ci soxna nañ tënku ji bàyyi di wax nit ñi ay wuti leen borom kër ak takk leen jabar ku ko yàlla bind sa jëb bi sa tàkkusaan moom nag dafa jaar ni moom mu xëy de mais nañ ko mu bàyyi tënk yi muy wax maa ngi jégalu du ko bàyyi tam te waxoon nañ la bu ko waxati tënk bi fi ñu ma ko waxee ak angle bi ma koy wax bokkul de dañ ma ne bu fi nit wootee bu ma laaj ndax moom tënku na sama yoon newu ci mais bii nii dama ne ngeen tënku waaw kàttanu yàlla ku sa tàkkusaan jot rek nga tënku yàlla na bosu ñu bëri gaaw a jot amiin ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jumeaux yi mu ne ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne bu ñu xoolee ci wàllu vie sentimentale xam ne ñoom ñoo judd ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin mu ne ñoom ci wàllu amour dañuy nekk nit ñi nga xam ne seen neex deret daf leen ni pot chance xam nga dañu ne ci wàllu sëy dañ ne wax bu neex lu mu la mayul wax bu naqari waaw la koy xel waaw loolu moom dafa nekk loo xam ne jumeaux yi na ngeen ci bàyyi xel jéem leen di def wax yu neex moo gën wax yu naqari yi ngeen di def muy benn mu ne ci wàllu santé yéen da ngeen nekk nit ñi nga xam ne am ngeen pas-pas de am ngeen kii de xarañte de xam naa du ñàkk da ngeen naan tuluku na ak lem xam naa du ñàkk rek ak kiti jante kon naan dof kooku gis nga yow laaj bés boo fi dof loo ba wax nit ñi dañ naan kati jànka yow da ngaa xamul kati jànka boo ko xoolee nii rek day xam nii la garab bi toll garab bi dafa ndaw wala am ay jam-jam am ay xob yu vert yu soxor yoo xam ne non man fan yi dama bëgg a naan jus kati jante ak rasulaay man day boo ko naan naa génn ci man si nga toll la maa ngi ci suñu jour na bàyyi kati jànka yow mu ne ñoom ñii nag naan leen lépp sauf kati jànka loolu boo leen ko defee mën na leen dimbale ci wàllu liggéey nag mu ne yéen da ngeen nekk ñi nga xam ne responsabilité yi nga xam ne dañ koy jox sur le plan professionnel boo leen ci ko yàlla daf leen si jàppale ba ngeen mën a am li nga xam ne da ngeen ko bëgg ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi Cheikh mu ne cancer yi ñoo judd ñaar fukk fan ak ñaar ci weeru juin jàpp ñaar fukk ak ñett ci weeru juillet mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne ci wàllu santé bu ñu xoolee énergie bi nga xam ne amoon ngeen ko jamono yee léegi dafa xaw a di néew doole di wàññeeku nànk-nànk déet waay ñuy tawat waa xam nga nit li ñuy wax ne yaram léegi day sutante baisse de forme voilà baisse de forme donc cancer yi tey seen santé loolu baisse de forme mën na ci am ci wàllu liggéey aussi da ngeen di nekk ni ñi nga xam ne il faut ngeen sukkandiku appuyé wu ci ngeen nekkal pour mun leen jàppale pour ngeen mën a franchir ay étapes yu importantes loolu dafa nekk loo xam ne lu baax lay doon ci wàllu vie sentimentale nag da ngeen di nekk ni ñi nga xam ne nit du exigeant loo gis nànk-nànk la rek ak diplomatie cemp cempo
boo leen ko defee yàlla dinañ si jàppale ñi nga xam ne nag amuñu borom kër nañ xool fi ñu teg seen tànk balaa ñu waaw te ñu tënku te ñu xool fi ñu teg seen tànk balaa muy am ay déception ñu dem ci ñi nga xam ne ñooy lions yi ñoo judd ñaar fukki ak ñeent ci weeru juillet jàpp ñaar fukki ak ñett ci weeru août saa xam nga lay wax de ci lan ci lions yi non man li fi nekk rek laa wax nee na ñoom ci wàllu ci wàllu amour dañuy nekk ni ñi nga xam ne kenn ci seen vie professionnelle dina leen def ay avance amoureuse mayte lii na ko ci tubaab boo leen bëggee ma joxaat ko mu lii waaw non jaru ko nee na yéen lions yi kenn ci seen cercle professionnel dina leen def ay avance amoureuse maanaam dina am ay doxalin ay romb la di la riisu wala di la keleju ba këf ki mën a këfinu mën nga maa bañ a laal non dama lay jox exemple rek mu ne léegi loolu nekk na la xam ne léegi ci biir loolu nee na booy lions yi dañuy ragal quoi parce que xamuñu ndaw si ban tànk la taxawee ñoo tey ñuy jëm a esquiver mais esquiver boobu noonu xoolal génnewu leen ci ndaw si day ñëwaat macha allah day reculer pour mieux sauter mu ne ci wàllu santé da ngeen di nekk ni ñi nga xam ne il faut xam nga partisan di ferñeent am ferñeent dafa baax ci nit mu ne ci biir loolu nag yéen seen jëm bopp da ngeen éviter bépp proposition pour ngeen mën a bouger parce que malgré seen prise de poids bi ngeen am fi mu nekk nii benn prise de poids voilà donc ngeen bàyyi si xel bu baax a baax léegi ci wàllu liggéey aussi mu ne dafay nekk li nga xam ne tey jii du nekk journée boo xam ne da ngay am envie liggéey parce que ni ngay yeewoo sa yaram bi mooy bàyyi non mais ndax la sama yaram dafa xawoon kii tuuti mais ba mu ñëwee mooy dafa xawoon nege c'est vrai ñu dem mais là ça va mieux oui ñu dem ci vierge yi ñoo judd 24 août jàpp 23 septembre mu ne ñoom vierge yi dañu nekk ni ñi nga xam ne bugguñu perte seen amour ci ay détails yu ndaw moo tax ci biir loolu li ñuy wax di contrôler seen làmmiñ di contrôler seen gémmiñ nañ ko xool gis nga dañuy wax sànq ne il faut tourner la langue 7 fois avant de parler waaw bii nag 14 sax laa lay xoole 21 maa ngi dégg nga kan di magi lu si yoram verge la ah bon moom dama gëj a dégg turam sax yii yow xanaa xamoo magi lu muy wax da koy xam damay dégg laaj yow loolu yëpp jar ko jar na ko ba bëgg dama lay wax nit da nga koy waxal baax am na looy wàcc moom nga xool 7 fois 14 fois 21 fois balaa ngay 21 fois balaa ngay tourner balaa ngay wax parce que wax bal la mu ne ci wàllu santé da ngeen nekk ñi nga xam ne il faut ngeen ni reetaan laaj am na genre xeetu reetaan yooyu ñu fi doon defal yaa ngi dégg mais keex ma ree di reetaanal laaj déedéet tonton Daouda daf may dóor nu mu lay dóoree daf ma ko tere kañ yàgg na dégg nga xoolal reetaan bi nee na bii nii muy laaj reetaan nee na vierge yi nañ ko def waaw dégg nga dégg nga nee na reetaan reetaan bi waaye al wax ñu sa bos sa reetaan bu dëgër bi mooy yan xoolal ma lii da koy forcé kii kay da ngay waar quoi déggal laa moom tamit léegi nee na reetaan bi vierge yi tey nañ ko def parce que dafay baax ci yéen daf leen di mën a permettre ngeen mën a évacuer stress bi ak extérioriser voilà affaire yi mu ne ci wàllu liggéey da ngeen nekk ñi nga xam ne yoon bi ngeen jaar ni baax na incha allah bi da ngeen di am ndam mu neexee suñu borom ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy balance yi mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne ñoom ñoo juddu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre mu ne ñoom ci wàllu vie sentimentale vie amoureuse bi nga xam ne da ngeen si nekk nag du chaque jour lay rose de léegi-léegi affaire yi xaw a ñuul am ay gàllankoor ay tension yu tàng jël yu ñu wiis kaani sax daf ciy nekk c'est la vie nag waaw moo tax it bu tey bi de moom tar na moom moo tax balance yi léegi nag ci biir loolu na ngeen ci bàyyi xel léegi yéen solitaires yi seen sexe apple nee na loolu dafay nekk li nga xam ne dina def effet de waaw xam nga soo waaw moo koy tànkal moom foo ko natt rek foofu gis naa kenn nag auditeurs yi sa xarit yi di ma wax ne waa ji ay affaire sexe apple yooyu daf koy wax donc moo tax bëgguma ci sori mais daal célibataire yi daal nañ ko xool kan ma ko sa benn xarit bu sant Fall xaw ma kan la ko ci wàllu santé mu ne bain relaxant dafa baax lay offrir ay moment de relaxation yu mucc ay nga toog xool defaraat sa yaram dafa baax trop léegi ci wàllu liggéey mu ne seen activité moo leen di obligé pour ngeen jël ay risques des fois xam nga des fois nit dafa la jël risque xam nga risque calculé dafa am tamit risque am na calculé da ngay xam fooy dugg rek oui teg stratégie rek mu leer rek xam nga xaw a xuus da nga ne risque mooy di dugg ci loo xamul bon foofu ngay waxee yow fa laay waxee waxatuma bu ko ci dugg waxeet mu ne ñu jàll ci scorpion yi ñoom xam nga ñoo juddu ci diggante 23 octobre jàpp 24 octobre pardon jàpp 22 novembre mu ne ci wàllu amour dañu nekk ñi nga xam ne am na xeetu jalousie maanaam xeetu filange gu doy waar goo xam ne mi ngi taxaw ci ñoom léegi nag ci biir loolu jéemal comprendre sa moitié parce que bu fekkee yow tête ailleurs nga ci ay luxóor ngay dëkk ay dut xel ñaar di commencé di am
mu ne mais également ci wàllu santé bi da ngeen di nekk ni nga xam ne pour ngeen baax physiquement il faut ngeen def sport def marche def natation dem géej dafay baax ci wàllu travail mu ne yéen seen njaboot da ngeen ni dem ba à un moment donné nga commencé découragé di am manque d'engouement ci seen liggéey donc mais nag jàpp leen ne loolu c'est passager quoi dafay nekk loo xam ne lu jeex lay doon ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaires yi mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne ñoo judd ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre jàpp ñaar fukki fan ci weeru décembre mu ne ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne bu ñu nekkee célibataire il faut ñu teg seen mode en pause ci wàllu conquête maanaam doxaan gu rëy gi ñu nekkee il faut ñu arrêter si léegi nag ci biir loolu yéen seen njaboot nga xam ne couple marié ngeen il faut ngeen di discuter ci benn projet boo xam ne wax dëgg yàlla da ngeen ko war a mën a doxal xam nga jëkkër ak jabar baax na léeg-léeg ñuy waxtaan am benn projet commun tey yéen saytee da ngeen ci bàyyi xel bu baax. déjà projet social bi comment la. voilà macha allah voilà donc ci wàllu santé nag ndox daa baax ci nit de. moo xam piscine moo xam ndox mooy naan moo xam bain relaxant maanaam xeet yooyu yëpp daal da nga ko war a def ci wàllu liggéey tamit da ngeen di nekk ni ñi nga xam ne tey moom saytee yi wàllu liggéey moom dañ koo boolewul ci seen i mbir rek. bon nañu tappale. ñoo ñu ngi ci yoon woowu kay ñu ngi ci yoonu tappale tey moom fu ñu mën a jaar ba tappale ba du ñu liggéey nañ ko def ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi juddu ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre jàpp ñaar fukki fan ci weeru janvier mu ne ñoom dañu nekk ne ñi nga xam ne da ngay dund li xew tey li passé ku fàttaliku da ngay soxal li xew suba préparé ko pour boo ci yegsee bañ a am mbetteel donc loolu dafa nekk li nga xam ne nañ si bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu amour ci wàllu santé dañuy nekk ni ñi nga xam ne ñoom seen moral dëgër gi mu dëgër moo leen ni permettre ba feebaru xol ay problème mu cœur duñ ko am léegi ci wàllu travail relation yi nga xam ne am nañ ko seen diggante ñoom ak seen hiérarchie supérieure ñi nga xam ne ñoo leen féete kaw xam nga ñu bind la ci këyit bu ndaw moom def katu njombe ga waaw loolu de ñu bind la ci këyit bu mag affaire yi avancement day am fexe leen ñu bind leen ci këyit bu mag lépp lu mag daal loo gis daal day baax. bout de papier daal bu ci sa supérieur hiérarchique bindee xamal ne dugg nga ci loo xam. yàlla bu mu ko bindee crayon da ngay toog rek mu gome la. nga jommi këyit bu ndaw bee baaxul. boobu te fii nii gaa yi doon dem fële ci këyit bu ndaw man moom ku ma bind ci crayon ma xeex. nga ne crayon rek. këyit bu ndaw daal baaxul ñu ne xaar ñu def benn kii ñu annoté nii benn affaire bu ndaw yow pare nga ñu dem ci avant signe bi mujj àll. muy verseau yi. mu ne verseau yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne. li ñuy wax ne le vent en poupe dafay nekk li nga xam ne si taxaw su ne nii moom dañuy wax ne cappaa cooli naaw na fu la neex dem lu la neex def loolu dafay nekk li nga xam ne daf siy taxaw. léegi c'est son moment waaw xam nga bal day tourner ñoom bal bi daa tourner ci seen côté fi mu nekk nii amour bi nag fi mu ne nii daa nekk dans l'air donc lu leen neex la ñuy def ci bàyyi xel baax ci wàllu santé ñoom dañu nekk nii nga xam ne bu ñu négliger seen sommeil nit foog muy nelaw sinon day feebar allah kulli yàlla ci wàllu liggéey mu nekk journée boo xam ne pour ñu mun a redémarrer waat ay activités xam nga àll des fois nga am projet affaire yu cóol nga teg ko ci suuf dëgg la baax na nga départ. il faut reculer pour mieux sauter. Donc fi mu ne nag c'est le moment pour ngeen jëm ñu dem ci signe bu mujj bi muy poisson yi mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne bu ñu xoolee tuuti ci wàllu santé ñoom li ci gën a fës mooy ñu gën a ressourcé wu ci yenn sorties yi nga xam ne dañ koy def ak yenn spectacle wala loisir yi nga xam ne war nañ ci dem loolu day baax ci ñoom ci seen wàllu wér-gu-yaram mu ne ci wàllu travail dañuy gis ne ñoom ci seen jëm bopp nañu éviter pour ñuy bañ a disperser wu maanaam laal fee cuuc fële arrangé leen sur le plan professionnel mu ne nag ci wàllu mbëggeel lépp lu jëm ci mbiru xol fi mu nekk nii na nekk seen préoccupation lijjanti leen ki ngeen di bëgganteel wala ki nga xam ne mooy seen borom kër wala seen soxla lijjanti leen ko tey boo leen ko defee mu préoccupé leen di ngeen am li ngeen bëgg boo leen ko deful waa ji jéppi leen bale boobu wóoru moo nekk horoscope tey bi de jërëjëf Seydina Borom ñaari galon yi 8h58 fii si King FM 99.4 ñu war a tàggoo nag ak équipe bi nous étions ravis de vous accueillir depuis 7h du matin alors ça lay tàggoo. waaw man li may tàggoo xam nga tey moom vraiment ginnaaw bi ma sant ñëpp aussi vraiment donc bi may ñëw ci suba sama yaram sutante woon na mais ça m'a vraiment fait du bien. d'être ici. moi aussi c'est pareil. donc sérieusement quoi léegi aussi tey xam nga xale yi nga xam ne dañ nekk SOS. donc il faut ñu bàyyi leen xel également. mu nekk journée boo xam ne waaw dañ leen ko jagleel. mu ñu gis ne SOS boobu dëgg la naam am nañ yenn jafe-jafe ci seen diggante ak seen i waajur mais village boobu noonu def na leen ñu nekk ay nit ñu am jom. nekk ay nit ñu tekki tamit ci dëkk bi forger leen ñii ay médecins la ñii dem nañ dans l'armée ñi nekk nañ ay des personnes ressources fii ci dëkk bi donc vraiment ñu leen di encourager di kontaan ci ñoom baax baax seen bés bi tey donc xam nga sax yow Daouda
kële nu mu tudd sax Ablaye Mbaye am na benn woy bu mu leen woy donc xale yeegi moom la ñu tëjee sax moom la ñu tëjee donc ñu tëjee ko di leen vraiment rendre hommage di leen xamal ne suñ xel mi ngi ci ñoom àdduna moo demee nii des fois nit am ci yoon woo xam ne destin la bu koy yàlla tracé amaan na bu ñu nekkoon ak seen waajur yi yar bii ñu am tey wala tekki bi ñu am wala tekki bi ñu tekki du demee noonu kon lépp lu yàlla def rek am na lu tax